alarba juróomi fan yi baraxlu atum ju nekk ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi marax gi di ci gën a fas wàllum wér-gu-yaram yu bés ñuy jagleel li nga xamante ni bi moo di insuffisance rénale di tawatuk roño ñi nga xam ne ñoo koy dund di nekk si jafe-jafe dëgg ak faju yi nga xamante ni bi dafa seer lool wàllum li nga xamante ni bi moo di dialyse gi ñaar ñoo xam ne ñu ngay dund li nga xam ne moo di jàngoro ji dinañu ànd ak seenam nataal ak ni nga xam ne la ñu dundee ak tawat ji ak Boubacar Dieng mi nga xam ne fekki na leen fi nga xamante ne bi moo di diwaanu Pikine gañi daal di fajoo dañoo di wax it si li nga xam ne ñoo di liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk si diwaanu Soleil bootu si collège bu délégué ba daan nañuy sàkku nag si ki nga xam ne moo di njiit la ñu tekki ndombal tànk la di Yaxam Mbaye ndax nee nañu na mu yoree kër ga baaxul loolu di seen i kàddu nee nañ juróom-ñett ñoo xamante ne bi dàq nañu leen ba mu yoree kër ga ak léegi waral nag nee nañu ndox toll neen si baat jërëñu daal di toppandi loolu ci biir xibaar yi wàllum njàng mekk njàngale mi CEMS CUSEMS ñoom it amalaat nañu beneen ndaje ak taskatu xibaar yi donte nag grève bi teg nañ ko suuf ni ñu ngay artu ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi sàmmonteeg mbooleem li nga xam te ne bi xaatimoon nañ ko ba déggoo lu ko mooy it mën nañoo bankaat seen loxo nañu teewlu seen i kàddu ñoom it ci biir xibaar yi jërëñu daal di am ni ki àllarba ju jot ab nataalub ab gox ñu daal di wutali fi nga xam te ne bi moo di Medinatul Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani ñu gën ko miin ci Sagne Bambara foofee lay daal di tëdd Cheikh Mouhidine Samba Diallo di ab dëkk boo xam ne ñu ngi ko sos atum 2004 nañ ci ànd ak Adama Sarr mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñees ki ñu def si Faram Facce. ñu daal di koy dooreek liñ ko jinjee sa bopp ba di tawat yi nga xamante ne bi moom nañu duppee tawatub feebar gi nga xam ne mooy laal li nga xam ne moo di roño yi insuffisance rénale ay bés yi ñu ko daal di jagleel daal nay doon ni kii démb juróom-ñaari fan day wéy ba fukki fan ak ñett waral nag taxaw seetlu gi si tawat yi ak li nga xamante ni bi aju na si jafe-jafe ñi nga xam ne ñoo koy dund li ñu daal di sàkk moo di ñu gën leen taxawu ndax tawat la joo xamante ni bi doy na waar lool waaye nag li nga xam ne moo di jalis yi ñuy def saa bu nekk day ni jural koppar yu bëree bëri te ñoom mëntuñ ko dékkul seen bopp taxawaay bi nga xam ne nguur gi am na ci bëgg nañu ñu gën ko yokku tey loolee it nekk na loo xam ne war na tawat ji nan la mel ak nan lay gàllankoor yi doomu aadama ñu teewlu si leerul professeur Abdou Niang si micro Boubacar Dia. c'est-à-dire ki nga xam si dafa am doye di roño mooy dem ba roño mënatu la segg deretam kooku faj biñ koy defal mooy maanaam deretam la ñuy jaaral ci benn machine boo xam si dafay dindi lépp lu ciy mbalit delloo ko deret ju set ji loolu moo tudd dialyse donc loolu nag daanaka ñi am feebar yooyu bu ñu amee jumtukaay yooyu mën nañ cee dund lu weesu ñeent fukki at mais mara day taali bu ñu amul jumtuwaay yooyu mën nañoo faatu ci feebar bi loolu tax dialyse dafa nekk faj bu am maanaa alors faj bi nag ñi ngi koy defal nit ñetti yoon ci semaine lu gën gaa néew ñaari yoon pour mu mën cee dund mais bu yegsee hôpital ba war a faju dana fa toog ñeent ba juróomi waxtu di ñaxat rek pour ñu yokkaat jumtukaay parce que wax dëgg yàlla feebar bi moom mu dal wala dar sa mbokk la la yitteel rek mooy nan ngay def ba ñu faj donc jumtukaay yi mën naa yokk parce que ki nga xam si moom mi ngi faju ci fi muy fayee at mu jot dina fay fukki million pour mën a dund benn at xam nga loolu nag du sénégalais yu bari ñoo ko mën alors leneen li ci des nag comme xam nañ ni feebar bi dafa lëmbi àdduna fii ci Sénégal rek at mu jot dana am junni nit ñu yàq seen roño lu gën nga néew soxla dialyse te ñun li ñuy faj weesuwul junni ak genn wàll xam nga bon kooku il faut ñu yokk jumtukaay yi pour mu mën a yokk donc vraiment loolu moom nekk na ci loo xam si yitteel na malade yi yitteel na seeni mbokk. Moussa Diallo ñaar fukki fan at ak juróom benn la am ki nga xamante ni bii moo di Ngoné Soirée fanweeri at fukki at a ngi nii ñuy dund ak tawat ju métti ji nga xamante ni bii moo di doyadi roño nekk loo xamante ni bii métti na lool si ñoom ñuy def dialyse daanaka bis bu yàlla sàkk ñuy daal di wéyal li nga xam ne moo di xeex bi ngir daal di rawale seen bakkan donte dara yomb ci diwaanu Pikine la ñuy fajoo foofee nga xamante ni bii ñu ngay saytu wàllum dialyse yi ñu ànd seeg Boubacar Dieng. si wetam mu teg ci cahier surveillance hémodialyse yi muy def ay bés bu nekk ñii ñëpp
ku si nekk defagum ngay waxtu fii nga nekk daanaka 4 ba juróomi waxtu la ñuy def balaa ñoo pare dialyse fistule artério-veineuse yi nag xonq coy ak deret waa ji def na léegi fukki at bi mu dund ak feebar bi. waaw damay topp séance yi rek 3 fois par semaine laa koy def 3 fois mardi jeudi ak samedi 3 fois may ñëw di def séance hôpital quoi. waaw organisation bi surtout waa école bi dañ ciy jàpp parce que dañuy organiser en fonction de mes jours de séance jours yi ma am dialyse de telle sorte que jours yi ma am séance du ma mën a def cours quoi waaw léegi nag yeneen jours yi ma du mën a xëy dem def cours. ñaari lal moo dox diggante Moussa Diallo ak Ngoné Soare soxna si am na 20 at ak juróom benn moom nag dafa judduwaaleek li nga xam ni moo di malformation rénale. voilà xaw na metti nag benn instant mais sant yàlla paa bi moo may jàppale bu baax waaw depuis bi ma feebaree ba tey moom macha allah loxoom jógul si man mook sama yaay sama maam ñëpp a ngi si jàpp waaw mooy loolu nekk commerçante nag xam nga benn instant occupation la rek parce que bañ toog bi bañ ku la yërëm xam nga sant yàlla nag feebar bi moom ku ñu gis sax duñu teg ku feebar. man nekk naa si 10 ans musuma fàttali fu ma dajeeg nit ne kii nii am na insuffisance rénale mooy loolu bon sant yàlla rek nañ si gérer rek. wante ngir woyofal mbir yi si Ngoné ak ñu ni mel Moussa di sàkku rek ñu appliquer loi bi leen di permettre ñu def transplantation rénale. loi bi ñu voté woon pour transplantation rénale bi nga xam ne voté nañ ko depuis près de 4 ans. ñun malade hémodialysés yi ñu ngi koy xaar parce que boobu léegi exécution bi amul ñu ngi koy xaar te métti na trop bu ñu sañoon daal danañ ko exécuter su ko defee ñu mën a jàll ci leneen quoi. yeneen i ñaxtu moo di ñu wàññi li nga xam ni moo di njëgug analyse yi wala sax garab yi nga xam ni daanaka at mu jot ñoom ñi lay nañ ci dépenser ay koppar yu bari lool. jaajëfal ko Boubacar Dieng ci gëstu bu am solo ba beeg tax ji nga xamante ni bi laal na ñooñee di ñaan suñu borom fëgg bopp képp ku mu daal di daal ñu daal di wax si jëfandiku gi ak njëg yi nga xamante ni bi wàññi nañu ko tàmbal nañ koo jëfe si jaaykat yi nee nañu amuñu pexe faw ñu def lu ni mel waaye nag xal seen na ak yokkute man ci amaat ak jafe-jafe yi nga xam ne am foofu sa diwaanu Ukraine jàppante bi am ak Russie ñoom daal nañu def ab gëstu si taxaw gi faw ñu daan doon xaar nag ba li nga xam ne moom la ñu amoon ci jëfandiku mu daal di jeex ngir ñu mën a jafe njëg yu yees yi sa diwaanu Wakaam la amalee gëstu ba Ami Diouf ñu am nag baaraso ay table yu ñu lal ay boutique clients yi di jóge fu nekk di ndugg si fii ci marché Wakaam njëgu dund bu yees bi ñu tëral daanaka tàmbale nañ ko appliqué. prix yi par rapport ak li mu daan jar bu njëkk comme ni ko askan wi di waxee Macky wàññi na dund gi macha allah facture bi nga xam te ne moom laa jënd démb maa ngi ko jënd à 20 250 kilos beneen bi mooy ombrella bi maa ngi ko jënd 20 500 de 50 kilos diwlin ñëpp xam nañ ne 21 000 la doon jar 22 000 bon démb 20 bi yi ma si jënd maa ngi ko jënd 20 500. waaye ngir dëppook njëg yu yees yi nga xam ne tëral nañ ko doon luy indi jafe-jafe ci yenn commerçant yi Biram Faye di ñu xamal ne dina ci am ay perte. jéem a def li nga xam ni loolu gouvernement bu baax rek dëgg dina métti nag mais nag loolu lañ am pour def ko parce que sinon aussi bu ko defal tamit léegi mën naa gën a métti yow parce que mën nañ lañ ñëw bu defee ko ñoom li ñu tëral nga appliqué loolu mën nañ nangu sa bagage. mu ñuy xamal ne yenn ci fournisseurs yi dañoo lànk ne du ñu génne seeni marchandises ndax yaakaar nañ rek prix yi dinañ yéegaat lu yàggul dara ndax guerre bi dox ci diggante Ukraine ak Russie. moo ñu xaw a jaaxal fi nga xam ne fi lañ génnee bagage yi la plupart bagage bëri dañuy leneen commerçant yu mag yi da nga koy am sax mais lu la ko nangoo jaay parce que ñu bëri da ngay wax ñu naan la waaw waxal non lii du yàgg lii gën a moo gën a xam ne lii du yàgg ba passé 1 mois wala 2 mois. loolu xel mën na ko nangu parce que ñu bëri dañoo wax ne ak guerre bi am nii ak aussi période bi nga xam ni dollar bi yéegaat loolu lépp da gën a répété wu. njëg yu yees yi ñu tëral ci marché bi ngir dund bi ñu war koo appliquer ci àllarba bi commerçant yi nag
li ñuy tiit rek mooy ci fan yu néew njëg yi dinañ daal di yokkaat ndax guerre bi dox ci diggante Russie ak Ukraine waaye ak nu mënti demee rek dinañ dëppoo ak ndogal yi gouvernement bi jël. Ami Diouf di ko jaajëfal loolee nga xamante ni bii nag moom la askan wi di xalaat ak xel seen mënees na daal di am dëgg ndaxte jàppante yi dox diggante Russie ak Ukraine dina am njeexital bu baax li nga xam ne moo di njëgi jëfandiku yi si àddina wërngal këpp waaye nag si réewum Sénégal ñoom dañu daal di def ak xoddeeku laata loolee di am lu toll si juróom benn weer yoo xam ne natt nañu li ñu war a mën a jëfandikoo ba man koo ëppeek ngir jafe-jafe ñu bañ koo dund buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo yor njaay meeg njënd mi si biir réew mi directeur commerce intérieur Omar Diallo si jokkoom ak moom Abdou Gueye Kassé. Comité de veille bi nga xam ne ministre du commerce teg na ko moom tase na déjà rencontre am lundi bi nga xam ne moom la ñu génn comité de veille boobu moom mooy xool li nga xam ne ni moom la ñu soxla ci réew mi ci juróom benn weer fi ñu jëm naka la ñuy def ba am ko déjà ñu sécuriser ko ñetti point lañ koy def benn bi mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñooy dem di ko jëli di ko indi fii ci réew mi maanaam importateurs yi ak industriels yi ñu defal leen ay mesures yoo xam ne ni da leen di encourager et inciter leen ñoom ñu dem jëli marchandises yooyu quel que soit prix boo xam ne ni moom moo nekk ci marché international bi dañ leen koy tegal ñoom ñu xam ne ni bu ñu demee jëli ko bu ñu ko indee dinañ ko mën a jaay ñaareel ba mooy li nga xam ne ni mooy conditions yi xam ne ni moom la ñuy nekkee ci biir port bi parce que bu ñu xoolee ni que seen marchandises yi bu ñëwee surestares yi daf leen di gàllankoor ñu xool nan lañ leen di mën a teggil loolu nga xam ne ni bu marchandises yi ñëwee rek bu ñu ñëwee dugg ci port bi rek dañuy mën a décharger te duñu fa yàgg ñetteel bi ñu jàppale leen ci droit de douane yi nga xam ne ni moom la ñuy fay ñu seet nu ñu leen koy dindilee ñu seet nu ñu leen koy wàññilee ñu seet nu ñu leen koy atténuer pour que ñoom ñu am xel ñu am possibilité pour renouveler stock yi ñetteel bi muy am lu am solo mooy dañuy stocké wut marchandise yu bari yoo xam ne fii ak juróom benn weer dañuy seet naka la ñu koy jëndee tey stocké ko nga xam ne ni fii ak juróom benn weer dañuy sécuriser suñu approvisionnement maintenant foofu noonu accompagnement bi ci état bi war a def boobu ba léegi après comité de veille bi continuer ñi di ci waxtaan ak industriels yi ñu ngi ci continuer di ci waxtaan ak importateurs yi. ñu ngi ko doon junjee si bopp xibaar yi keroog tasukaayu xibaar yi nga xam ne moo di Soleil collège bu ëmb délégué yi daan ñuy amal nag tey jii ak taskatu xibaar yi am ndajeem ñaxtu ak daal di mer ba futtu si ki nga xam ne moo jiite kër ga di Yax Mbaye ñeneen ñun na mu yore kër ga baaxul daal di koy sam musiba ak mbelengaan boo xam ne bokk na ci juróom-ñett ñoo xamante ne bi jot nañ ñeneen dàq ba mu jiite kër ga ak léegi te nee nañu yore nu bot moo ko waral nag ñuy sàkku ñu tekki ndombal tànkam si ndaje loolu la ñu dellu si waat si ak ki nga xam ne moo di Mamadou Sy am Fall. brassard rouge yi mën nañ leen gis fépp ci biir quotidien national Le Soleil lu di wone seen mer collège des délégués bi mu ngi ñaawlu anam yi nga xam ni directeur général bi yore na ko bile boîte. depuis que monsieur Yakham Mbaye ñëw Soleil ba léegi mu ngi bu xatal liggéeykat yi di xupp liggéeykat yi. lépp luñ amoon as néew monsieur Yakham Mbaye nangu na ko toog këram lu ko neex mu def léegi sax fayeku salaire chance la parce que mën na toog ba fin du mois mu ne bloquer le salaire de tel ou tel agent. bëri yoo xam ne ni tey personnel bi amoon na ko bi Yakham Mbaye ñëwee din na ko. kan bi passé journalistes yeeg commerciaux yi yëpp dajaloo waxtaan ne vraiment il faut ñu def benn spécial bu baax. ñu defar seen liggéey ba pare saisir Yakham Mbaye mu ne boxam sax ne publié wu ma ko fii la jël 150 millions ne procédure d'urgence dañoo yàkkamti parce que amuñ oto parquet bi oto yi dañoo màgget oto yaa ngi nii gaare. yi dee liggéeykat ci jamono ji lu ñuy sàkku moo di nguur gi daal di indi ay corps de contrôle ci biir SSPP Le Soleil ngir ñu mun a saytu gestion direction bile bokk na itam ci lu ñuy sàkku moo di ni ñu daal di tabb directeur général bu bees. ñu indi fi ay jàmbarkat. ñu ñëw càmbar yorin bi Yakham Mbaye yore Soleil parce que ñun bëri na loo xam ne tey tee na suñu xel. comme moom nee na dafa feebar depuis ay at mënta ñëw liggéey ñu indi ku wér koo xam ne ni attan na kër gi mu ñëw téye ko. collège délégué du Soleil ci jamono ji nag di xamle ni noppi nañu ngir ñu mën a jàkkaarloog direction générale bi ndaxte ci seen gis-gis dootuñu nangu ku leen di xoqatal. yi lay liggéeykat di xam leen itam seen njiit daanaka lu mot ñaari at tegul ay tànkam ci biir bërëb liggéeykaay boobee.
Mamadou si ginnaaw bi jokkoon ak Yaxam Mbaye ngir leeral ci yow li wàllu nee na waaye amul lenn loo xam ne moom la ciy wax ñu wax si wàllum njàng mekk njàngale mi SAEMS CUSEMS ñoom daan nañuy amalaat ndaje ak ñoom it ak taskatu xibaar yi doonte nee nañu teg nañ gelaw bi ñu nekkee woon ci suuf teewul nag ñu ngay artu ñi nga xam ne ñoo di nguur gi ndax li nga xamante ni bi moom la ñu bëgg moo di ñu sàmmonteeg mboolem li nga xam ne xaatim woon nañ ko nii di ko ba noppi lu ko may mën naa indiwaate jalti te ñoom bëgguñu benn yoon njàng mi amaate jafe-jafe ndax toog nañ daanaka juróom benn weer yoo xam ne wala bon ñetti weer yoo xam ne jàngale wuñu ko ñu del si waat seen ndaje ak tas xibaar yi Mamadou Dieng ak Mafal Fall. SAEMS ak CUSEMS teg xeex bi ci suuf gannaaw ñetti weeru grève waaye ñoom syndicaliste yi tegguwuñu bët benn yoon ci nguur gi nde lu ñu bëgg mooy lu mu xaatim ak ñoom mu respecté ko. protocole d'accord boobu dinañ fexe yéen ñëpp ngeen jot ko mu nekk seen prévière ne sénégalais yi engagement yii la gouvernement bi jël ci kanamu jàngalekat yi ñun sénégalais yépp puisque ñun ñëpp ñoo bokk l'école bi nañ ci veiller pour que gouvernement bi respecté ko parce que nag gor ca wax ja amuñu natable dinañ ko respecté wante nag n'empêche il faut ñu alerter pour que toute l'opinion publique nationale mais mën a nekk le garant de ce protocole d'accord. ñu jooyantiwaat calendrier scolaire bi pousse datu l'examen yi SAEMS ak CUSEMS di ñaawlu lu ñu leen boolewul ci waxtaan yi teewul nee nañu ànd nañ ci. réaménagement calendrier scolaire dama ne jàngalekat yi bés bu grève bi joxe boo leen demee ci école yi mel ni ne musuta am grève parce que jàngalekat yi ay patriote lañ dañu am jom am fulla lépp lu ñu war a def ñu ngi koy def. ñoom syndicaliste yi ñuy xetal nguur gi ci mu gën a dugali koppar ci njàng meeg njàngale mi nde ñoom nee nañu moo yor réew wa. tey jii nañu jox jàngalekat seen àq parce que du ñu estimer éducation comme du ñuy estimer engrais bokkul l'éducation est au cœur des préoccupations des sociétés modernes et contemporaines dëkk yépp yu jëm kanam yu développé dañu dugal koppar ci éducation te loo ci def jar na ko parce que loolu mooy suqali réew. SAEMS ak CUSEMS di fàttali ne seen grève bi dañu ko tegandi ci suufa yeneen xeex des ko sumb ngir am saafara ci li ñuy laaj. xeex ngir jàmm sax sa Casamance kuréelu ko jigéen ñi nga xam te ni bii daan nañu koy baaxoo wala bon ñu takk seen digg ay at a ngi nii ngir loole amal nañuy tànki nemmeeku sa Niassia fekk fa seen naataango la nga xam ne bokk na sax ñi jiite kuréel ga moom nag la ñu fal yees ni fara bu Niassia maanaam mooy maire ba moom mi nga xam ne mooy di Justine Manga daan nay fursawoo ndaje loolee ngir dellusiwaat nag si li nga xam ne bokk na ci xeex moo di jigéen ñi mën a jotane li nga xam ne moo di si suuf si ndax am na solo si wàllu wu ni mel ay kàddu mu jël ko Assane Ba. tey defe naa loi Sénégal dafa wane ne en matière d'héritage le nombre d'enfants bi nga am ñëpp a ci mën a hériter au même titre d'égalité au même titre xëy na am nañu ay religion yoo xam ne ñu ngi fi defe naa dañuy tibb fii def ci mais defe naa ñun bu ñu demee tey boo ñu toll foo xamante ne war nañu mën a am droit d'accès à la terre bu ñu sukkandeeku ci yooyu vraiment war nañu mën a am. xëy na combat bi du yomb comme ni ma ko waxee parce que am na religion bi fi nekk am na ay coutumes yu fi nekk mais defe naa ne yëf yi du yomb mais ñu ngi ci te gis nañ ne mu ngi am ay résultats parce que ay femmes yu bëre ñu ngi nii di am ñu leen di jox suuf pour ñu mën a liggéey te bu njëkk ba loolu métti woon na mais léegi ñu bëri ñu ngi koy comprendre di ci ñaan tamit vraiment ñi nga xam ne ñooy suñu frères yi ñooy suñu baay yi vraiment ñooy suñu jëkkër yi ñu jàppale ñu si ñu mën a liggéey ndaxte suuf jigéen bu ko liggéeyee nga nekk ci sëy boo ko liggéeyee sa njaboot nga moo si bénéficié wu donc boo waxee njaboot jëkkër nga wax papa nga wax ñëpp nga wax frère nga wax. ñu wax lu jëm si wàllum koom-koom yónnee ak jot xaalis ak denc ba xaalis si téléphone nag jumtuwaayu xarale yi am na kër gu yees gu si samp këru liggéey gi nga xam te ne bi moo di EDK ñoo daal di koy taxawal KPay la daal di tudd moom nag daa mel ni dafa ñëw ngir gën a xewale mbir yi ndax nee nañu booy yónnee doo fay dara booy jotit koppar doo fay dara ñu dellusiwaat si jamono ji ñu ko doon gaarale ànd seeg Alioune Sow. EDK am na plateforme monnaie électronique ngir yónni xaalis retirer ak fay facture mbëbët bi mooy nekk ku gën a xarañ ci wàllu wi ci Afrique sowu jant. KPay nag comme ni ma ko waxee rek jumtukaay xaalis la yónnee xaalis denc xaalis jot xaalis ak fay facture ci lu mu gën a yomb. KPay maa ngi leen koy wax tey lu ñu bokk la lu Sénégalais yi bokk la. dafa yombal suñu dund ndax ak KPay
dinañu moom suñu alal moom suñu bopp te yombal suñu dund ci lu wóor a wóor. ngir mën a egg ci seen mbëbët KPay dina jox ay carte client yi lay carte Mastercard moo ko autorisé muy li nga xam ne dina dimbali lool client yi ci seen jëfandiku. kër giy defar carte baguette yu mag a mag yi ci àdduna bu tudd Mastercard nangul nañu bu mën di defar carte tamit ci réewu Sénégal ak ci Afrique sowu jant te ñu xaarandi yeneen yu ci nar a topp incha allah ñu ngi leen di nag di dénk KPay. leneen dina ñëw dooleeku ci lu ci mel ni ay application yi ànd ak bu ci nekk ay raccourci. dafa nekk loo xam ne yomb naa jëfandikoo lool muy kuy jënd kuy jaay kuy fayeeku ku yore bor ku yore boutique bu ndaw ku yore supermarché bu mag ñëpp dinañ ci gis seen bopp. KPay nekk na li nga xam ni lépp ay doomu sénégalais ñoo ko moom dina dimbali askan wi ci rek ñuy yónnee xaalis ak di ko retirer te duñ ci fay dara. Nous voulons satisfaire tous les Sénégalais et compatriotes africains. suñu bëgg-bëgg nag mooy satisfaire africains yëpp ak sénégalais yëpp tey jii nag dinaa leen wax nouvelle bu neex bu ñu leen indil xool leen rek ngeen am fépp zéro def seen transaction te du ngeen fay dara loolu lu neex la moo tax da ngay am 000 pour wax rek ak KPay dépôt retrait transfert lépp zéro frais la. C'est 0 frais de dépôt, 0 frais de retrait, 0 frais de transfert. monnaie électronique bu yees bi di KPay ku nekk ci askan wi di nga ko mën a jëfandikoo lancement bi nag mu ngi am 21 ci weeru mars bi ñu nekk. jaajëfal ko Alioune Sow ñu daal di dellu fi nga xam te ne bi moo di Pologne ci frontière Ukraine ba ak tolluwaay doomi Sénégal yi foofee suñu ndaw la nga xam te ne bi mu ngi koy toppandi daan nay def ab xayma daa mel ni am na ñoo xam ne yegg seeguñu xalifa mën nañoo xam dëgg fan mbir yi toll foofee sa diwaanu Pologne Varsovie ak fi nga xam ne moo di ambassadeur bu Sénégal sa Pologne. jërëjëf Cheikh Sall comme ni ñu la ko waxee démb. fii mu nekk nii boo xoolee Sénégal seen xel mën naa dal parce que booy xool comme ni ñu ko waxee ñaari étudiants yi nga xamante ni ñoo fa bloqué ñoom la ñuy xaarandi ñu daal di am fu ñu jaar ba mën a ñibbi te loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi am na lu ñu si def si ay jéego ñu ngi fii ci bureau bu ambassadeur bu Sénégal fii ci. Pologne muy fii ci Varsovie ki nga xamante ni moom mooy son excellence Pape Diop dana dikkal ñun léegi en détail ci loolu parce que en réalité ñaar ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ni ñoom la ñu bëgg jël indi leen parce que am na ñeneen ñaar ñoo xamante ne ñu nga fa ba tey mais ñooñu la leen fa bàyyi mën nañoo wax ni seen coobare la loolu la ci dikk léegi ak ki nga xamante ni moom mooy son excellence Pape Diop mi toog ak ñun mu gën ñu leeralal mbir yi anam yi nga xamante ne noonu la tëddee. Excellence ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu dellusiwaat ci li nga xamante ni moom mooy prise en charge bi ngeen nekk ak sénégalais yi waaye loolu ñaareelu ponk bi lay doon ponk bu njëkk bi ni ma ko waxee mooy ñaari étudiant ñoom ñoo leen dese ñaari étudiants yi ñu ngi ca Kherson waaye am na ñeneen ñaari sénégalais yoo xam ni seen coobare moo leen fa bàyyi loolu nu mu demee ginnaaw bi ñu la nuyoo bàyyi la aussi nga jóg waa Sénégal waa Dakar à travers ITV. jërëjëf Khalifa maa ngi leen nuyu bu baax. di rafetlu aussi ñëw bi nga ñëw ba Pologne pour nemmiku si suñu compatriotes sénégalais yi muy wane rek yéene ak liggéey bu rafet bi ngeen di def ak seen taxawaay si wàllu joxe information bu claire mais bu juste aussi boo xam ne day correspond day méngoo ak réalité sur le terrain si wàllu sénégalais yi nga xam ni ñi ñuy desagum Ukraine bloqué foofu effectivement comme ni nga ko waxee am na ñaari étudiants yu fa des ñaari étudiants yi nag seen coobare bàyyiwu leen fa ñun tamit suñu ñàkk farlu bàyyiwu leen fa mais situation de guerre bi moo leen fa téye ndax ñoom ville bi ñu nekk ville boobu Russie yi dañ ko nangu te guerre moom bu ennemi nangoo ville rek loi am moo fay dox. muy Kherson. Kherson nag liñ fay jéem a xaarandi mooy négociation yi commencé am entre ukrainien ak Russie pour mën a taxawal lu ñuy tuddee cessez-le-feu. ak aussi génne fa ay couloir ay yoon yoo xam ne dinañ mën permettre
bisu organisation humanitaire yi comme ay CICR HCR ak Croix-Rouge mën a ñëw jël civil yi comme ni ñu ko defee ci yeneen villes yi loolu nag moo amagul ndax ba léegi boobu yaa ngi fay tàkk waaye teewul ñun ñuy continuer jokkoo ak suñu ñaari étudiants yi ñu ngi ak seen ay numéro di continuer di jokkoo ak ñoom di leen wax nañu toog xaarandi def nag. très bien mais bu ñu jeexalee rek am na ñeneen ñaar ñoo xamante ni xëy na duñu bokkuñu ci plan bi parce que ñoom ñoo jël seen responsabilité toogandi foofu n'est-ce pas. waaw yeneen ñaar ñi ñoom tamit ñu ngi continuer di jokkoo ak ñoom proposé nañ leen comme ni ñu proposé Sénégalais yëpp pour ñu génn foofu ndax foo xam ne dafa am guerre mu jama nekk tur waaye ñoom ñoo décidé ci seen coobare bopp ni ñoom fi ñu nekk fa amul problème mën nañ fa toogagum kenn kii di ku jigéen koo xam ni dafa am jëkkëru ukrainien nee na daal fi mu nekk fi am na sécurité keneen ki nekk dëkk bu ñuy wax Obihiv moom tamit nee na mi ngi fay toogandi parce que dafa am soxna am fa doom am fa ay goro yoo xam ni pour moom daal nee na am na fa sécurité. te moom soxnaam dafa tawat. soxnaam sax dafa tawat. bokk na ci raison bu tax mënagul jóg pour ñëw jël yoon bi. mais nee na heure bu amee possibilité wala heure bu décidé ak soxnaam jël yoon bi rek dinañu informer. ñu ngi continuer jokkoo ak moom. merci beaucoup. très bien mu nekkoon kon son excellence Pape Diop di ambassadeur bu Sénégal fi nga xamante ni moom mooy ci Varsovie di pays bu Pologne kon ci gàttal rek mën ñu jàpp ne ñaari étudiants yooyu lee ñu ngi xaarandi ñu am bunt bu ñu jaar ngir prise en charge bi mën a am fii nga xamante ni moom mooy ci Varsovie laata ñu dem feneen am na aussi ñan ñoo xamante ne jot leen fi jëla en charge danañ ci dikkaat waaye tamit moom excellence Pape Diop ak ñi nga xamante ni ñooy ay naataangoom yi diwaanu Afrique aussi ñu ngi waxtaan ci seen biir ci diggante ñaari réew yi leen séq fii ci tugal muy réewum Pologne ak réewum Ukraine ci wàllu jokkoo yu yëpp daañu ci dikkaat ak yéen bu sowee suñu borom ci suñu yeneen i jokkoo ci yeneen i xibaar Khalifa Diakhaté ndawul E-Media pour ITV fii ci Varsovie. jërëjëf Khalifa Diakhaté yaak tolluwaayu doomi Sénégal yi foofee ci diwaanu Ukraine ak frontière am ak diggante ak réewum Pologne ñu del si réewum Sénégal nataalub gox yi nga xam ne moom lañ leen di amal àllarba ju jot ñu wutali diwaanu Saloum Médinatoul Cheikh Abdou Khadre Djeylani lañ ko gën a mooy tur wa waaye ñu gën koo min si Sagne Bambara di ab diwaan boo xam ne ñu ngi ko sañ ci atum 2004 ki nga xamante ni bii moo di nitu dina jë Cheikh Mouhidine Samba Diallo moo ko daal di sampoon mu génn àdduna si at yi ñu daal di weesu foofu dañ ko daal di denc xam ne gi ñu ànd seek Adama Sarr. ñoo ngi ci dëkk bu sell bi di Médinatul Cheikh Abdou Khadre Djeylani dëkk bi la nag kii di Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo mu ngi ko sànc ci atum 2004. dëkk bii de ci jamono àll kerte leen demoon comme ni ngeen faral di déggee sëriñ bi di ko wax ci kaset yu bëri ñi ko moomoon dëkkee ku bëri waaye kenn ku ci nekk boo fi amee ab diir li nga xam ne lii ñoo fiy dëkkee di ay yeneen di mbindeef ñoo la fiy jële jamonoy dox bu sëriñ bi feeñ jamono nga xam ne bii nii dem na ba toll ci yenn yi xam ne jaam ñi ku leen bugg a tàggat foog nga am sa dëkk boo xam ne bii ne da nga fa mën a yare tarbiya ci la yónnee ay ndaw man ca laa bokk ñu laaj dëkk bi tuddoon ci jamono boobu noonu si xëy ñooñu tombeloon ci wàllu administration maanaam maire ci la ñu attribué site bi te it gisoon na ne jamono jëm na toll na foo xam ne fii ni ak fa mu jëm yar ci diine lislaam dina xaw a tumaranke ndax jikko yi nga xam ne yéene dugal nañ ko ci askan bi rawatina nag ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di njaboot yi nga xam ay jullit la ñuy woyoo bokk na ci li tax mu laajoon site bi ñu sanc ko 2004. naa li nga xamee ne day moom la kii di Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo bëgg a taxawal ci dëkk bu sell bi bari na lool bokk na ca juma ji nga xamee ne ñu ngi koy tabax te li nga xamee ne moom lañ ko xayma ci ay koppar war a toll ci juróom-ñaar téeméeri million. comme l'islam lay woote juma la fi njëkk a def
daara alxuraan def fi orphelinat def fi zawiya programme marché ba tàmbalee def fondation bi lépp loo xam ne lii rek doomu aadama dina ko yitewoo bokk ci programme bi nga xam ne bii ni moom la namoon ci dëkkam bu sell bi keroog bi ñu ko sancee nag mu teg xeeram bu njëkk ziar bi jiitu keroog ko tuddee Medinatu Cheikh Abdoul Khadir Jeylaane bu ngeen fàttalee ko yàggu dara ci atelier inauguré nañ benn hôpital ñu tudd ca 111 millions jumaa ji nga xam ne mu ngi suñ gannaaw 700 millions lañ wax. ci bërëbu sell bi dañu daal di denc ki nga xamee ne moo di nitu yàlla ku mag di Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo bi nga xamee ne dundam yëpp daf ko war jagleel kii di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wat itam umma islamique bi yëpp. Adama Sara Soumbay leen jaajëfal leen mbokki ci teelu bi fii la njëkkatee bi la jotaayu xibaar beneen jotaay 19h45 lay doon si akàllaamay nasaraan ak Adama Nushka Ba xibaar di wéyandi si www.emedia.sn jërë ngeen jëf.